Assalamu alaikum, le jeune tey jii dama la indil benn kaaw benn suñu benn jigéen bu nga xam ne il y a quelques mois dafa dem uti ji woon ay papier niki NINEA niki registre de commerce pour entreprise de nettoiement bu nga xam ne daf ko bëgg créer njalbeen bi moo doonoon dafa am benn càmmeñam bu nga xam ne dafa nekk ci benn mairie mbaa nekk ci benn commune ne ko dinaa la toppatool ay marché nettoiement mais ni muy demee mooy da ngay ut kayit yooyu waaye en plus di nga lijjanti benn financement boo xam ne dina la permettre nga mën a def exécution maanaam nga commencé def liggéey boobu ci diir boo xam ne dina dem ba 3 mois boo paree nga facturer boo facturer man bu ma ko dugalee bu xaalis bi génnee ma fay la li ma la ciy fay bi mu amee kayit yooyu diggante bi mu sooxe ci financement parce que amul fu mu jëlee financement boobu ak léegi nag mu ngi liggéey comme pâtissière maanaam dafay liggéey ci benn boulangerie boo xam ne day def pâtisserie boulangerie boobu yàlla àtt na patron woo na ko ne ko dama lay arrêté parce que liggéey bi doxul fi mu nekk nii il faut que ma wàññi ay personnes yàlla àtte moom si la bokk ci loolu bi mu amee la ma woo ne dafa am problème pour mën a relancer financement boobu donc dafa soxla financement ci situation boobu xat-xat boobu si la ma woowee pour ñu utal ko ci conseil utal ko ci ndimbal mbir moomu dafa law ci cas yu bari ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ci entreprise mais li nga xam ne mooy problème bi dañuy liggéey ci loo xam ne dañu yaakaar ay marché parce que bari na tey dañu nekk benn système boo xam ne lu bari moo ko expliquer parce que avec le système politique bëgguma xarab kenn mais ñëpp xam nañ ne dans les administrations surtout décentralisées bari na ñoo xam ne soit c'est une clientèle politique boo xam ne bëgg nañ leen arranger dara ñu defal leen un petit marché boo xam ne dinañ ko mën a négocier feneen jox ko des jeunes entrepreneurs ñu mën ko liggéey après bu ñu paree ñu fay leen ci soit à la commission mbaa yooyu loolu mooy premier cas critique deuxième cas critique bi mooy suñu jigéen bi dem na ba toppatoo ay këyit yoo xam ne minimum tey jii boo koy def au niveau de l'APIX ça te coûte 80 ou 90 000 francs point critique la parce que da ngay génn benn débour maanaam da ngay fay xaalis ci entreprise boo xam ne juddoogul parce que li ñu war a xam mooy entreprise bu juddu mooy entreprise bu commencé générer de l'activité mais entreprise boo xam ne ci tur la yem entreprise boo xam ne da nga dem juste am registre de commerce am NINEA loolu du entreprise. Troisième point critique bi yàlla attana mu ngi doon liggéey ci benn liggéey boo xam ne tey jii comme pâtissière si la doon suturlu en tant que employé situation ñëw na dafa war a arrêter kooku mooy troisième cas critique bi. Quatrième cas critique bi mooy li mu ne tey jii dafa bëgg financement maanaam démarré gul activité defagul dara comme ni ma la waxee NINEA rek la am ak registre de commerce mu ne dafay teg demander financement 4 cas yooyu mooy li nga xam ne mooy point critique yi nga xam ne tey jii dañ si war a taxaw indi ci ay tontu bu ko defee moom mu am leer suñu sœur boobu bu ko defee yàlla may ko gis-gis bu leer pour mu mën a évoluer ci problème bi li may wax d'entrée de jeu cas critique bu njëkk bi mooy li nga xam ne tey jii da ngay créer entreprise te yaa ngi ko basé ci benn proposition bu ñu la defal mooy moom xelam nekkul woon ci créer entreprise de nettoiement c'est seulement nit moo ñëw proposer ko sa business tegal ko noonu moom mooy dem léegi activer wu pour dem lijjanti ji kayit yi et deuxièmement mu lijjanti pour am le financement pour mën a dem liggéey boobu loolu law na fi mu nekk comme ni ma leen ko waxee système politique am na ko mais aussi ni nga xam ne Sénégal noonu la ñuy taxawale business li ma leen di ko wax sa bopp di ko wax ñëpp business kenn du ko teg ci façon boobu parce que entreprise dafa diis entreprise mooy sa avenir entreprise da nga ko war a teg ci loo xam ne dafa sukkandiku ci sa bëgg-bëgg dafa sukkandiku te méngoo ci li nga xam ne mooy sa gis-gis mais waroo ko teg à la légère ci koo xam ne mën na ñëw ne la mën naa la defal tey benn marché te marché bi li ngay xam mooy kooku daf la koy indil parce que marché boppam la maanaam moom mooy dem lijjanti ji am benn bon de travaux boo xam ne lu mat 5 millions ba 6 millions yéen ñi di les jeunes entrepreneurs xam ngeen li ma leen di wax bu ko defee bu di 5 ou 6 millions mu ñëw def loolu liggéey bi yow yaay supporter toutes les charges d'exploitation taxaw ci dugal sa xaalis def liggéey boobu li ngay def mooy juste facturer jox ko moom mu dem fa nga xam ne fa la koy lijjanti bon boobu ba ñu fay ko buñ ko fayee sax atta dans plus des cas mën na la bañ a fay dara
donc c'est à tes risques et périls. Ou bien bu lay fay tey sur 6 millions mën na la ci jox loo xam ne vraiment lance-pierre la mën na doon 1,5 million mbaa 2 millions ci liggéey boo xam ne yow daanaka yaa def lépp de A à Z. am leen fayda am leen fulla gëm seen bopp xam ne entreprise teguñu ko ci loolu. Entreprise dafa war a doon sur une vision très sérieuse nga porté ko ak ay valeurs yu wóor yoo xam ne bul ci yaakaar kenn bul ci wéeru ci kenn demalal sa bopp yàlla dafa la limal. Deuxième cas critique bi mooy li nga xam ne mooy comme li ma ko waxee nga dem jëli ay papier ci entreprise boo xam ne existé gul. gis nga gars yi dañu nekk ci benn environnement boo xam ne lu bari dañ ko war a saytu. lijjantil sa entreprise nga démarrer ko avec les moyens les plus modestes bul jël loo xam ne manoo ko bul engagé loo manoo gis nga kayit yooyu ça coûte 90 000 francs ay démarches la yoo xam ne yaa ngi koy utee APIX mais li raison li nga xam ne mooy dëgg li nga xam ne mooy xel bu tegu mooy waroo jël 100 000 francs di ko dugal ci ay kayit yoo xam ne amalu la benn njariñ. loolu c'est de faux espoirs maanaam da ngay gëm loo xam ne taxawul dafa mel ni yaa ngi tabax sur du sable gis nga nit da ngay xam li am solo ak li amul solo kayit yooyu am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi doxal seen entreprise dem ba plus de 10 millions de francs te amaguñu kayit dinañ ko am parce que dinañ yegg si foo xam ne si seen niveau de développement di nga dem jëflante ak ay services ou bien ay administration yoo xam ne forcément il faut que nga formaliser wu mais bu fekkee bu boobaa dafay fekk yàlla atte nga attan ko day fekk mu nekk dans tes moyens te day fekk boo xam ne du doon gàllankoor ci yow. Troisième cas critique bi mooy li nga xam ne tey jii dañ koy arrêté bi mooy yàlla mooy ñëw mbiram te gars yi loolu ko dal metti na ci sens waaye nañu xam ne yàlla buy defar léeg-léeg dina ñëw indi ay problèmes yoo xam ne daf lay def dos au mur parce que problème boobu sax mën nañ wax jàngat na tey jii moo tax mu yokk jóg fas jom ne comme fi mu nekk nii yàlla àtti na amul revenu donc elle est obligée tey jii comme sës na ci mur bi mu def dara. alors loolu c'est un point boo xam ne critique parce que metti na mais aussi c'est un point critique boo xam ne mën na ko soppi def ko tey jii muy avantage mu doon tey jii un point boo xam ne c'est un facteur déterminant dootul doon un facteur limitant mais day doon un facteur déterminant parce que daf koy pousser nit. léeg-léeg dafay toog ci benn confort boo xam ne confort boobu daf koy nelawloo parce que amul problème mais dafa am problème yoo xam ne bu la yëngalee ngay borom kër mbaa nga doon koo xam ne da nga fas jom xool li sa ginnaaw ak li la war da ngay jóg boobu ngay jóg cette combativité problème moo koy indi donc problème boobu day doon loo xam ne lu baax lay doon ci yow. ñeenteelu cas critique bi mooy kaawu financement bi te moom la jëkkee financement gars yi. ñi ñuy financé mooy boo jëlee une banque gis nga banque du financer nit te nit kooku amul historique bancaire historique mooy nga am compte am relation bancaire boo xam ne tey jii banquier bi bu lay financer daf koy sukkandiku ci sukkandiku yu wóor loolu mooy nag banquier dafa am xaalis boo xam ne ay nit ñoo ko dénk xaalis boobu daf koy saytu pour war ko delluwaat nit ñi mais daf koy saytu aussi pour mën ci am ay bénéfices yoo xam ne moom lay dundee. donc bénéfices yooyu daf koy dugal ci ay activités yoo xam ne ci biir client yi dañ koy def activités yu doon ay activités yu dëgër yoo xam ne wéeru fu wóor mu mën a dugal xaalisam xam ne xaalis bi dina dellu si jàppal ne bu fekkee ne da ngay créer lu bees sa xel bu mu nekk ci financement naka jekk àddina nit day xëy suba bëgg a def benn entreprise mbaa bëgg a def benn activité boobu daf koy jaral mu dem mbindaanu ji mbaa mu dem doon journalier mbaa mu dem Saalum mu bay gerte ba mu pare mu am capital ñëw def ko mbaa mu dem ci famem ànd ak ñoom wax leen programme ñu dajale xaalis jox ko parce que xaalis la boo xam ne mënoo ko fay lu tax mënoo ko fay parce que xaalis la boo xam ne yaa ngi koy dugal ci activité boo xam ne xamoo naka lay demee xamuloo ban temps lay jot pour mu mën a jóg donc loolu du xaalis boo xam ne da nga koy mën a dem régler ci banque mu jox la ko ci 12 mois chaque mois tu as des mensualités de 50 000 mbaa 20 000 nga war a dund doo ko def da ngay biime sa projet mën na baax mais na nga ko commencé yàq na projet bi nga pare si amatoo benn courage parce que échec dina toll foo xam ne daf lay laal dootoo jógaat surtout bu fekkee ne da ngay développer kii bëgg naa pour que vraiment ñu gën a am saytu boobu projet bu ñu am nañu xool projet boobu nan lañ ko mën a démarrer
avec les moindres moyens yi nga xam ne moom nga disponible parce que mënoo jël un risque financier ci activité boo xam ne xamoo nu muy demee. waa mbokk yi léegi gannaaw ba nga xam ne malade bi wax na li ko jot docteur bi xool na li nga xam ne moom la ragal ne moo ko jot léegi des na médicament bi c'est-à-dire médication bi ñu war a def maanaam ordonnance bi mooy gis nga sama jigéen boobu li ma ko conseillé wax naa ko ba pare mais dama leen koy bàyyil pour que léegi ngeen mën ci xalaat parce que yéen boroomi xam-xam ngeen boroomi xel ngeen yu sell te communauté bi loolu lay jariñ weccante xalaat génn boo xam ne ñun ñëpp nañ ci mën a jariñu dama ko wax ne ko ci sama xalaat bu gàtt bul commencer ak financement kooku pare na li la dal lu baax la parce que yàlla mooy ñëw technique ci ay situation yoo xam ne daf lay ubbi bunt yàlla buy ubbi bunt dafay tëj bunt ba pare donc c'est ça il faut comprendre affaire bi noonu lay demee donc bul ñànki li am solo taxawal nga gàddaayoo sa ngóora nga ñafe pour mën ci génn te situation bi mu ne dafa baax ci moom parce que c'est une situation excellente fi mu ne xam na ne mënatul toog temps foog mu yëkkatu parce que dafa am revenu bu mu doon am revenu boobu abana donc il faut mu ñafe leneen li xam ne moo am dama ne ko commencé nga jóg nettoiement nga war a def bul ko wéer ci nit waa jooju lay wax marché bàyyi ko foofu utile sa marché bopp boo xam ne yaa ko lijjanti sa bopp gars yi liggéey dafa am solo kenn waru ko teg ci ay caaxaan waruñu ko teg ci surtout ay businessman yoo xam ne ñoom li ñu gëm xaalis bu yomb ñëw jaarale ci biir yàq sa àddina taxaw leen ci loolu fermer les portes bàyyi leen facilité ma ne ko demal nga commencer les hôtels les petits établissements yi nga xam ne ay nit ñoo fay ñëw demal ci école privée yi demal ci clinique yi demal ci sa dëkkandoo yi nga xam ne tey jii amuñu ku leen mën a fobeeral mbaa loolu boo demee nga proposer foofu sa service entreprise de nettoiement li nga xam ne moom la war a jël comme risque financier bariwul li ngay engagé bariwul nga commencer par benn kër commencer par benn clinique commencer par benn hôtel ñooñu da ngay dem ci say ñi la wër ñi nga xam ton réseau de connaissances nga ne leen man kat dama bëgg démarrer lii dimbali leen ma. Deuxièmement bul dem yem si ne damay defar nettoiement ki ngay waxal dafa doon koo xam ne peut-être yow li nga koy proposer xamu ko bu dee boroom hôtel bu dee boroom clinique da ngay ñëw ne ko mais attends sa clinique bi dafay jël du monde nit ñooñu bëgg nañu nekk ci cadre boo xam ne jombul muy gën ci ñoom jombul dina gën a mën a yëkkati sa niveau clinique en termes de qualité parce que c'est important ñoom c'est des commerçants donc yow mi nga xam ne da ngay jaay da nga war a ñëw jaay sa produit da nga ko war a wane ne ko man bu ma ñëwee dinaa la astiquer affaire yi dinaa ko defar sa mur yi dina gën a set lumière bi dina gën a leer nit ñi nga xam ne ñooy àgg si yow dinañ gën a nekk dans des situations vraiment voilà des bonnes conditions de kii bu boobaa moom dina xam ne li nga koy proposer am na solo bu ci xelam nekkul woon dina ci ne dugalal ko benn argument nit ñi ay nit lañu xoolal naka nga mën a jouer sur sa sensibilité nag li ma koy wax ma ne ko jigéen nga bul dem nakaan dimbali maag sottal non il faut être digne dans la vie gis nga mbir yi mën nga ko teg ci façon boo xam ne nit ki du la yàpp parce que c'est ça l'entrepreneur wax ko ne ko dama jóge ci situation boo xam ne j'ai perdu mon boulot dama taxaw ñafe pour mën a taxawal dara ça c'est un message boo xam ne les gens ils sont sensibles à ça donc booy def démarche boole ci loolu en dehors de l'aspect technique bi nga xam ne moom nga indi ne nit ki li ma lay proposer am na solo ci yow mais wax ko aussi ne ko man ci bi situation la ne loolu mën na doon un dans l'autre mu tax mu jof mu def décision bi nga xam ne yàlla ci mbaaxam ndimbala mën na ko fa jaar la mu waxoon Moussa ne ko wa alxaytu alayka mahabbatan minni dinaa la tàggatal xolu jaam yi yow moom mu jóg yaakaar sa borom jaaral foofu yàlla mën na tàggat xolat mu ne la kaay liggéeyal ma fii dinaa la defal benn enveloppe de 200 000 ou bien de 100 000 ou de 50 000 même bu dee 25 000 baax na commencer ak ça équipe ba ngay jël na doon équipe boo xam ne équipe boo tàggat la nga topp leen ànd ak ñoom te nang ci ñàq bool doon entrepreneur boo xam ne sa saak ngay yor di envoyer nit ñi kooku du la yóbbu fen gars yi foofu laa mën a yem damay bañ vidéo bi gudd dinañu ñëw ci yeneen histoire dinaa leen dikke ci yeneen histoire yoo xam ne dañ ciy ànd ñuy weccante xalaat yàlla def jàmm su ma soxna soosu ñaanal leen ko comme yeneen entrepreneur comme yëpp
ndimbalu borom bi fii yëngatu leen rabbul arshil azim mooy borom bunti boo leen yëngatoo di ngeen yéemu ci seen xéwru borom ziar naa leen